Papa Ngagne Ndiaye. mbokk yi diñ ko waxee ci bopp xibaar yi ñu tàmbali ko ak tiis wi na mu xewee fële ca Gueule Tapée ci benn mbaaru xar nag ci la fitna gi amee dafa doon ñi nga xam ne ñooy liggéey ñi nga xam ne ñoo am seeni xar foofa kon ñoom ñoo doon xoolaat tànt ba ñu leen tàntaloon ñoom xar ya ca mbaar ma ci noone nag am ci courant bu tàkk ci la rey kenn am ci ñaar ñoom gaañu am na ci sax benn xar boo xam ni ci la ñàkke bakkanam loolu nag ci taw démb bi ci la xew dañ ciy ànd ak leeral Youssouf Bodian. quartier bu nekk ci tiis ginnaaw bu mu yeewoo ci mbetteel ak naqar ab xar bu courant bi maas tëdd fu serewul ab bâche bu weex bu nekk ci wetu ab poteau courant boo xamante ni kon jéye bi moo ko indi. bâche bi dañ ko fa defoon foofu teg fa seen ay xar di jaay pour préparer tabaski bi affaire bi amee nag ñoom ñu daw pour sauver ko seen bâche parce que ngelaw bi ñëw na daw ñu bëgg a déplacer bâche wala ñu bëgg ko takkaat bi ñu jàppandoo ci weñ bi ndekete weñ bi dafa am courant loolu moo indi problème mu maas poto bi ñoom tamit ñu maasaale leen moom xale bi gaañu. ay fil yu bëri bàyyeekoo ci poto bi daanu ci suuf di ab danger buy yoot bés bu yàlla sàkk ñi dëkkee ci koñu Gueule Tapée bi. di jël ay courant di génnee ay fil ci biti ci ay poto ba xale yi di si jàppandu ba mu leen di rey doo xam noo koy tuddee. on pensait que responsabilité bi Sénélec la ñu ñëw ñu ne c'est la mairie di ñëw di ñu renvoyer que c'est la ville de Dakar ils vont venir pour nous dire que c'est une autre structure une tâche bu ñu la ko joxee il faut nga suivre ko ba mu jeex. ñaan yi ci amee gaañu ñu ngi leen di faj ci hôpital Fann police ubbi na ab enquête sunu sukkandikoo ci sous-préfet bu Dakar Plateau Djibi Diallo. ñun ñëw nañu fi masawu leen taxawu leen commissaire Médina ubbi na ci enquête ak techniciens yi rapport bi ñu may tracé dina ma mën a permettre ma jox ko samay kilifa ñu def li ci war alors di appeler toujours mesure sécurité ñu renforcer ko moytu yenn branchement yi yu jaaduwul yi mun naa andi ay incidents yu mel nii tamit di ñaan vraiment ku ci nekk responsable bi nga am na nga ko def ba mën sëkk ba population nekk en sécurité. xam nañ ko ndox ak courant mënuñoo dëkk. waaye réseau courant bi ca Gueule Tapée soxla na ko defaraat bu baax a baax suñu buggee mucc lay bakkan rawatina ci nawet bi ñu nekk. bu ñu bàyyikoo ci Ndakaaru ak nawet bi dañuy dem ca Touba Mbacké foofa marché central ba fa nekk foofa ca Mbacké ñoom nag jafe-jafe la ñu am gannaaw taw bi kenn mënu faa dugg kenn mënu faa génn ndax ndox mu bari ak it nag maanaam bërëb yoo xam ne daal naqari naa jëfandikoo foofa ca marché ba muy jëndkat di jaaykat ñëpp ñoo ci am lu leen naqari loolu nag tax na ba ñuy sàkku ci kilifa yi ñu gaawee leen ci ndimbal Marema Diop. jaba boo xam ne jot ci njaay mi jafe na lool ndoxum taw mi daanaka moo tàcc foofee yépp salte bu bare bari ndox mi ban bi ak sax yi lépp di buucu soli nag ñàkk na client ak salte bi sax yi bari sax bay bëgg a dee loolee mooy nataal bu marché bu Mbacké fii nag faaw nga ñàkk seexlu dëgg doog a mën a ndugg Fatou di ab cliente dama xuus kay xoolal sama yaram bi ak sama tànk yépp tooy ndox yi di taa salte bi foo aw sax yaa ngi lay mbellee mu nekk nag ab situation boo xam ne am na njeexital yu bari ci jaaykat yi nga xam ne ñoo fay xëy nit ñi duñu fekk ci ndox mi xam nga ne nag di xuus ci ndox mi daa wóorut jàngoro bu ne mën nga ko cee jële mën ñoo fexe ba jaay kenn ñu ngi nii toog jaay ñu kenn marché bi loolu bu doon suba nit ñi toxu doongu lañ bëgg doyoon nañ fi sax ay weer a ngi nii ginnaaw biñ leen tuxalee ci bërëb boobee nekk ci quartier Ndiago fii ci Mbacké seenub marché ba ñu nekkoon mu am ay defaraat yu fa am jaaykat yi di mitit lu nu mel Modou Diop moom moo yor kàddu bureau bu marché bi. entrepreneur bi ba mu koy liggéey dana woon dana ko liggéey ci lu matul ñetti weer tey ji actuellement ñoo ngi ci 4 mois nangam ci ay jours fii ñu nekk bërëbu ndox la te am na ñoo xamante ni première taw ba seen bagage yu bare yàqu na ci te amul dara loo xamante ni dimbale na leen li ci am mooy na àggale chantier bi ñu delluwaat suñu ay place li ñuy dund fii naxare nangu loolu jaaykat ak jëndkat ñëpp di sàkku ñu jëlee leen fa ci lu mu gën a gaaw Marema Diop fii ci Mbacké RFM. SYTJUST di syndicat bi ëmb ñuy liggéey ci wàllu yoon ñoom niñ ko waxee woon noonu lañ ko defee ci ab doxub ñaxtu bu ñuy fas yéene amal li ñu bëgg nag mooy seen i njaatige sàmmonteeg la ñu diggee woon ak ñoom ndax ci atum 2018 la ñu siife woon ay xaatimoo déggoo te boobaak léegi amul dara loo xam ni matale nañu ko ci marche boobu dinañu ci dellusiwaat waaye dañu des ba tey ak waa SYTJUST maître Aya Boun Malick Diop mi nga xam ni moom moo jiite syndicat bi moom nag dañu koy toppee abandonné ab postam te ñu jàpp ni moom moo jiite syndicat bi ndax syndicaliste bu nekk njiit loolee war nañ ko mën a toppee donte itam war naa mën a toog bërëbam waaye am na itam taxawaay boo xam ni am na ko ci wàllu syndicat loolee itam war koo doxal am na ci jàngat bu ci Nafissatou Sylla def ñu ànd teewlu ko.
fonctionnaires yi am nañu droit d'être syndiqué mooy lan la défense des intérêts ñi nga nekkal su dee ci loolu lañ la waxee ni da nga abandonné poste loolu du yoon. Maître Abdoulaye Babou nag li mu wax leer na bépp fonctionnaire mën naa nekk représentant syndical te rax ci dolli faw rek loi bi daal di koy may temps libre ngir mu daal ci mën a sóobu lu soxal nag mbirum maître Boun Aya Malick Diop di secrétaire général bu SYTJUST wax naa mën a am ñaari melokaan yu mu tëddee. Le greffier en question mais il est à la tête d'une association dafa am ay droits association droit mooy la défense des intérêts de ses membres su dee absence yooyu mu greffier bi doon def mi ngi koy def pour taxawu ses collègues dans le cadre de leur lutte parce que loolu yoonal ko tëral kenn mënalu ko dara ba dara booloo jeex li bon kay mooy mu bàyyi liggéeyam nekk ci lu ko neex bañ a topp li ko fonction publique teg. bu soxal ñaareelu melokaan bi nag ki fi nekkoon ministre fonction publique et du travail ci jamonoy Abdoulaye Wade jàpp na ni dafa am procédure bu ñu war a topp. d'abord du ma Samba mën a jóg fële wala ma Demba ni ko da ngaa abandonné ce poste dañ lay dàq fut-il son ministre de tutelle son ministère n'a pas le droit un fonctionnaire qui aurait fauté commission lu ñuy jël def enquête tëral ndax tooñ na wala tooñul tout ceci en fonction des règles qui gouvernent la fonction publique benn ngoog ak ku ko mënti wax mënul ni le secrétaire général du SYTJUST dañ koy dàq kenn amu ci droit la muy tëddee mooy su dee am na benn fonctionnaire bu def faute une commission moo koy chargé commission boobu mooy def enquête en respectant les droits de la défense le caractère contradictoire muy ki ñuy tuumaal ñëw toog kee ñëw tuumaal toog ñu ubbi texte yi. Ibrahima Samb nag moom juriste la nekkoon fi tamit inspecteur du travail moom nag mu jàpp ni loi bi am na ay matukaay yu mu teg ngir ñu daal di mën a matal lépp luy charge syndicale. dafa am régime des absences et les conditions d'exercice de l'action syndicale lépp dafa war a méngoo ak liggéey ba fa ngay liggéeyee booy taxaw ci taxawaayu syndicat bi warul gàllankoor liggéey boobu surtout bu dee service public am na ay régime d'information am na ay régime d'autorisation parce que liggéey dafa am li nga xam ne règle de subordination am na ay àq mais aussi am na ay sañ-sañ. bu ñu sukkandikoo ci maître Babou spécialisé ci droit social ak relation professionnelle même su fekkante ne sax dañuy waxu radiation bu benn fonctionnaire jóge ci ministère bi ko jiital dogal boobee nag mën nañ ka attaqué ci kanamu section administrative bu cour suprême bu Sénégal. Nafissatou Sylla jërëjëf dañuy dellu si waat ci wàllu taw bi ak nawet bi ñetti fan a ngi nii daanaka taw bi di wala ngaan ci biir réew mi loolu nag dalal na xelu ñi nga xam ne ñooy béykat yi ba ñu jàpp ne ren gii daal seen mbéy mën naa naat mën nañoo deqi lu am solo lool bu leen ci état bi gënee jàppale ci seen wàllu communication nañ koy doxalee Kumba Sanjaan Faye. ay taw yu am doole daanaka fépp ci biir réew mi li ko dalee njeexital ayu bés bi ñu génn ab muñ fës ci kanamu baykat yi Ibrahima Badiane ak i ñoñam tàmbalee am yaakaar ngir ab nawet bu neex. yaakaar bi nag am nañ ko ndax ak lépp lu ñu mën a wax baykat yi moom fagandiku woon nañ seen jiw teg ci li état indi ak nu mu mën a mel ñu teg ko ci ji nañ yaakaar nañ nawet dina baax ndax météo annoncé nañ ko yaakaar nañ nawet bu baax a baax ñu ngi garder espoir daal vraiment. bariwaayu ndox mu am solo boobee ñu nemmeeku tax ba baykat yi yaakaar am lu ñu duppi ab production record ci at mi maanaam jëli ci seen tool yooyee lu ëpp lañ fa doon am at yu wees Aliou Dia amoo jiite force paysanne fa tabaarakallahu sun borom dañu gën a gunge jàppale nu ndax daaw dafa yéex a commencé ba pare dal di taxaw ren jii nag yàlla nu yàlla suturaal nii mu teel a commencé ndox mi continuer di ko taw boo xam ne bii taw guddi gu ne mu tawal nu bu bëccëgee mu may nu am du naaj ñu bay loola mooy doon yaakaaru nawet. gannaaw bànneexub taw bu doy ngir ab naataangi mën a am ci ëttub baykat yooyu faw rek ñu jot a jaay la ñu jot a bay ceeb njëkk bu mucc ayib Ibrahima Badiane. li ñuy ñaax état yëpp mooy. engrais bi na gaaw ndax tey boo demee ci monde rural bi tey boo jiyee rek normalement ci 15 jours yi war nga épandre engrais te bari na ñoo xam ne amuñu engrais kon lépp lu ñu mën a def nañ gaaw ci engrais bi taxaw aussi béykat yi ba bu ñu récolté ñu mën ko jënd prix bu baax ndax daaw jaayoon nañ 300 te xaaratuñu mukk lu gën a néew 300. météo xam ne ne du fi yem yeneen taw yu am doole dina sotteeku fan yi ci xolub réew mekk bët saalum gi mu doon ab natt yooyu lépp natt gën di yaatal yaakaarub baykat yi rawatina ñi nekk ci bassin arachidier gi.
yàlla bu yaakaar tas ci suñu mbokk yi béykat yi Koumba Sagnane Faye ñu daal di des ci rapport yi nga xam ni IGE muy inspection générale d'État génne nañ ko rapport yooyu nag indi na coow ñu bari ñañ ca laaxaale ne seen loxo da caa taq bokk na ci Talla Sylla maire bu Kees moom li mu wax nag moom Talla Sylla mooy li ñu koy tere ak li ñu ko jiiñ muy dimbali askan wa loolu moom nañu jàpp ni du ko mës a bàyyi fileeg ma ngay nekk maire ay kàddoom dañ koy dégloo ak Cheikh Anta Diop. IGE ñëw fi di càmbar comme loolu liggéeyam la mu càmbar li xewoon ci mairie bi 2011 maanaam ñetti at avant nu fiy ñëw ba 2015 maanaam benn at après bi ñu fi ñëwee. càmbaree seet suñu fii dañu leen wax ne ñun ñoo njëkk am mbégte ci teewaayu IGE ba ñuy def seen i liggéey it comme ni ñu koy defee saa su ne dañuy am lu ñu njëkk a bind muy bindandi suñu ko bindandee yónnee la ko laaj la ne la loo xalaat ci lii ak lii am na ci point yoo xam dañ ciy waxtaan ak ñoom. li nu jiitu nag ñun fekkewuñ ko xamuñu ko waaye li nu fekkee te bëriwul woon li ñu ci doon wax mooy. jël ngeen lu jege 20 millions jëndal ci élèves yi ay fourniture ak ñi nekk ci franco arabe yi ak daara yi kenn neewul génne ngeen ko te jëfewu leen ko loolu moom kenn wax ko parce que loolu moom kenn mën ko wëlbatiku wax ne def ngeen fi loo xam ne ay ndimbal la yu jëm ci ay néew ju doole te ñu ni loolu yéen waru leen ko def communes yi ñoo ko war a def ñun leen d'accord uñ ci loolu ñoom ñu bind seen rapport yónnee président de la république rapport bi ñoom dañ ciy jox ay gis-gis président waaye bu yeggee ci président moom ay ndigal lay jël bu alors ndigal yooyu kenn ku ci nekk da cay am wàllam ca ndigal yooyu am na wàll woo xam ne ministère bi yoree collectivité locale muy maire yi ak conseils yi départementaux yi moom moo ko moom parce que suñu nee lu tax ngeen di jàppale ay élèves te du seen wàll lu tax ngeen jàppale ay néew du doole te du seen wàll ñun ñu jàpp ne loolu suñu wàll la. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ci wàllu mbas mi ak tolluwaayam la ñuy dikk ak yéen ànd ci ak docteur Mamadou Ndiaye. ci juróomi ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent test yi ñu def ñeent fukk ak juróom ñoo ci positif ci ñooñu fanweer ak ñett ñoo ciy cas contact mooy ñi jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji am nañu ñaari cas importé mooy ñi jóge bitim réew kenn ki mu ngi duggee côté Richard Toll keneen ki ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukki cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu fu ñu ko jëlee ci ñooñu nag Parcelles Assainies am na ci ñett Touba am na ci ñaar Cité Apix am na ci benn Jaxaay am na ci benn Kaolack am na ci benn Richard Toll am na ci benn Thiaroye Azur am na ci benn juróom benn fukk ak juróom benn si ñi ñu entré woon wér nañu bés ni ki tey bu ci yàlla àndee dinañu génn fanweer ak juróom benn cas ñu ngi ci réanimation ñu ngi sant yàlla ni ki démb amul kenn ku ñàkk sa bakkan ñeneen ñi des ci hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk bi mbas mi duggee Sénégal wàññi na juróom-ñetti junni ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñett cas ci ñooñu juróomi junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñetti fukk wér nañ si téeméer ak juróom fukk ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróomi téeméer ak fukk ak ñaar ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñi des hôpital yàlla may leen tan ba ñu génn di ñaax askan bi ñu gën a sàmmonte ak digle yi ñuy joxe. ñu wax ci niñ ko waxee woon ci boppu xibaar yi ak lu aju ci ubbiteeg jaww ji ñeel roplaan yi loolu nag ëllëg fukki fan ak juróom lañ ko fas yéene amal loolu mu tukkee ci yéene bu njiitu réew mi Macky Sall fësaloon waaye loolu taxul ba ñi nga xam ni ñooy yëngu ci wàll wi seen xel dal ndax jàpp nañ ni fileeg jàngoro jàng fi touristes yi dañuy ragal réew mi Abdoulaye Cissé lañ ci àndal ci jàngatam. ku ne xam na ni secteur tourisme moo njëkk a nërmeelu ci mbas mi di Covid-19 ndax bu dem ak dikku amul. touriste du ñëw bay xalaat dem hôtel ca njëlbeen la réew yi ku ne tëj sa frontière yëf yi tàmbaliwaat Sénégal ne dana ubbi ci fukki fan ak juróom ci weeru juillet bii ba tax patronat hôtelier bi jàpp ni jéego bu njëkk la donte doyul Moustapha Kane mooy secrétaire permanent syndicat patronat hôtelier. ubbite frontières yi dina tax aussi ñun aussi ñu xam clientèle bi nga xam ne lu si gën a bëri bitim réew lay jógee si avion lay jaar. ban comportement la ñu am ak suñu partenaire tour opérateur yi ban comportement la ñu am yan teewoo ñoo résister ci crise bi ak aussi ban politique la ñuy indi ci marché yi ak Sénégal aussi ban place la ci am. ubbi frontières yi touristes yi mën a tàmbaliwaat tukki benn la waaye bu nu ko wekkee foofu rek tourisme bi du dox ndax nguur gi daf ci war a dugal loxoom jàppale entreprise hôtelière yi Moustapha Kane. il faut que gouvernement bi gën a jàppale tourisme bi parce que tourisme bi c'est plus de 100 000 emplois
moo tax ma bëgg gouvernement bi d'abord mu fay n'est-ce pas dette boo xam ne yore na ko entreprise hôtelière yi gestion cas contact yi ñu fay dette yooyu pour que entreprise yi mën a faire face. beneen wàll bi mooy dispositif bu ñu mettre en place ak ministère de l'économie 15 milliards d'investissement yi ñu prévoir pour mise à niveau bi ñu décaisser ko rapidement pour que Sénégal mën a faire face à la concurrence internationale. ñi xam tourisme dëgg jàpp nañu ni yëf yi moom du tàmbaleegum te boo moytuwul dina tënku ba weesu sax date yi nga xam ne ca la ñu daan faral di lancer saison tourisme bi ci bu jamonoy sedd di jot ci tugal te touristes yi di fi bari lool. RFM bitim réew. xibaar yi bitim réew yi ma dellu nuyu la Georges Déthié. maa ngi lay fay Papa Ngagne Ndiaye. Côte d'Ivoire lañ koy tàmbalee premier ministre ba fa nekkoon te gaañu Amadou Gon Coulibaly tey jii lañ tàmbalee ay ñaanam. ab cérémonie delloo njukkal askan wi wala bokk Côte d'Ivoire di ko delloo njukkal tey ci suba mbir maa nga xewoon ci esplanade bu palais de la République. Amadou Gon Coulibaly mi génn àdduna ay bés gi ñu weesu ajuma la gi ñu dëgmal lañ koy ropp ca Korogo fa mu fekk baax fa soriwul Côte d'Ivoire mooy Mali. doomu président IBK di Karim Keita nekk ab député tekki na ndombal tànkam ca boppu commission parlementaire de la défense foofu ci assemblée nationale ba mu ne Mali ko gënal lépp waaye nag du nangu ni mu doon doomu njiitu réew mi yor ay responsabilité ñenn ñi di ko tudd ci lu ne te fekk na ñoom amuñu benn programme. moom Karim Keita saa su ne dañ ko doon tudd sax ci ay manifesté yi nga xamante ne faral nañ am ci fan yii nii ca Côte d'Ivoire ca Mali. rassemblement yooyee door weeru juin ba léegi te ajuma gi ñu weesu amoon ay manifesté yi nga xamante ne foofu ca Bamako tax na sax ba fukki nit ak benn ñàkk ci seeni bakkan lu ëpp téeméer ak juróom fukki nit jële ci ay gaañu-gaañu ñi jiite M5 ñu tegoon leen loxo démb nag lañ leen mujjee libéré. tey jii ca Tumbuktu ubbi nañu fa lu aju ci wàllu atte ñeel ki nga xam ni moo fa nekkoon chef bu police islamique ca Tumbuktu. waaw noonu la demee ca kanamu cour pénale internationale procès pour crime de guerre crime contre l'humanité moom mu ngi wuyoo Al Hassan ak Abdoul Aziz moom ñu ngi ko joxoñ baaraamu tuuma ni wàllu torture viol ak itam esclavage sexuel moom am na beneen tuuma bi nga xamante ne teg nañ ko ci ndodam moo di yàq monument historique ya nekkee ca Tombouctou ak bâtiment yi nga xamante ne ay bâtiment lu mel ni ay juma ki jàkka moom Alassane ak Abdoul Aziz moo jiite woon police ba foofee ca Tombouctou juróom-ñetti atangi bi dëkk ba nekkee ci loxo yi groupe militant yi bokkee ci Ansaruddin ak Al-Qaïda ca Maghreb islamique atub 2018 nag la ko kilifa yi Mali jox waa CPI ngir ñu layol ko foofu ca cour pénale internationale. ab taskatu xibaar la ñu teg loxo ca Niger mu ngi wuyoo Ali Soumana nekk directeur de publication bu journal bi di Le Courrier ñu ngi ko teg loxo nag dimanche gi ñu weesu gannaaw bi ñu ko convoqué ca makkaanu police judiciaire bu Niamey. RFI xamal ñu ne liñ koy toppee moo di bind wala siiwal ay mbir yi nga xamante ne teguwul yoon wala du dëgg jëm ci audit bi nga xamante ne ñu ngi ko doon def ca ministère de la défense. fële ca gànnaar ca Mauritanie assemblée nationale dàq nañu haute cour de justice ba ñu fa waroon taxawal dàqati nañ ko. installation boobee fas yéene woon am démb mu di beneen date bi nga xamante nag fixé nañ ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet gi ñu nekk ni assemblée nationale ne ay problème technique ka waral loolee nag ki nga xamante ne moo di Biram Da Abid bokkee ca kuje ga moom nangu ko benn yoon loolee mu ngi ko xamle ci ab conférence de presse bi mu doon amal ñu déglu ko ci micro Mohamed Diop. commission bi ak haute cour de justice lu tax ñu wax waxam c'est dans le cadre de règlement de compte diggante président bu bees bi ak kii nekkoon falu avant moom président bu njëkk bi Mohamed Abdel Aziz te xeex bi seen diggante du xeexu population du xeexu justice du xeexu teg comme réew mi si yoon du xeex pour jël xaalisu réew mi delloo ko population bi déedéet xeex bi seen diggante la xeex parce que ñoom ñëpp ñoo sàcc réew mi seen xeex mooy xaalis boobu ku koy am si ñoom ku koy mujj xeexu sàcc daal. ci république démocratique bu Congo la ñu jéem Georges Déthié Diop foofu am na fa benn alkaati bu ñu jàpp ni faat na fa benn militant bu bokk ci mouvement citoyen bi di Lucha.
tribunal militaire bu Béni Boutembo moo ko teg daan prison ci di giru dundam policier boobee ak itam état congolais la ñu ne ñoom ñoo def lu ni mel ñaawteef googee maanaam faat Marcus Freddy Kambale ñoom nag nee nañ leen nañ ko jox ab ndampaay bi nga xamante ne ñu ngi ko xayma ci $100,000 jox ko njabootuk dem si yàlla ga militant Lucha boobee ñu ngi ko faat ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai gi ñu weesu ci ab marche ba amoon waaye avocat bu policier ba nee na dana yóbbuwaat mbir ma ca yoon maanaam dafay def appelu jugement ba. feebar bi di coronavirus lañ koy jeexalee ci États-Unis président Donald Trump démb sol na masque ci kanam nit ñi mu di bu njëkk nag mu ngi woon ca wisit ca hôpital militaire bu Walter Reed bi muy jóge ca Maison Blanche nag moom dafa xamle ni mësut contre sol ay masque waaye faw mu am niñ koy defee ak bërëb ba te bu njëkk nag li mu yëkkoon yëkki ci kàddu moo di du sol masque te da doon tax xoqatal ki nga xamante ne moo di Joe Biden ci wàllu woowee ndax Joe Biden ci wàllu boppam nee na moom Donald Trump nee na Joe Biden day sol ab masque. jërëjëf Georges Déthié Diop ñu dikk dal ci jukkib tàggat yaram ànd ci ak Soda Thiam. RFM Sport. RFM Sport. ñu doore ko ca Espagne Real Madrid gannaaw ndam la mu am ñaari bal ca benn ca kaw Grenade niki démb nag tax na ba club bu merengue boobu daal di jege fanweer ak ñeenteelu titre am équipe bu Zinedine Zidane bi nag benn ndam képp bu ko amee day daal di nekk champion bu Liga bi ci fanweer ak juróom-ñaareelu bëccëg bi bu fekkee am na ndam ci kaw Villarreal waaye ci loolee nag entraîneur français bi moom di Zinedine Zidane ba léegi bugg la yëy yàbbi ci titre bi ca la mu xamle nag moom moo di Real fi mu nekk ni gañeegul dara gannaaw fanweer ak juróom-benneelu bëccëg bu Liga boobee xam nañ itam ni Villarreal mi nga xamante ni Real Sociedad daf ko daal di daan niki démb amatul chance daal di bokk ci Ligue des champions atum 2020-2021 ci jamono ja nga xamante ni nag FC Séville moom daal di nay dëgëral place am gannaaw ba nga xamante ni ma nga ca ñeenteelu place ba bu ñu sukkandikoo ci benn quotidien sportif catalan desuk champion du monde bi di Samuel Umtiti ci FC Barcelone bëreetul moom défenseur central boobu nga xam ne ay atam mi ngi toll ci ñaar fukk ak juróom benn te mu nekk ci contrat ak FC Barcelone ba atum 2023 boo defut ndànk dañ ko able ca Italie ñu àddu jëmale ci Ligue des champions la ñu annulé nag suspension Manchester City bi gannaaw décision tribunal arbitral du sport loolee nag tax na ba léegi ka nga xam ni moo war a nekk ci 5e place championnat bu Angleterre bi dootul qualifié automatiquement ci Ligue des champions atum 2020-2021 la tax nag kay nekk ci juróomeelu place championnat Angleterre boobu mën a qualifié ci Ligue des champions 2020-2021 moo di rek ñaan Manchester City daal di jël Ligue des champions 2019-2020 gi ñu ne ca Angleterre daañu tàmbali niki tey ji fanweer ak juróom-benneelu bëccëg bi ak benn jongante képp bu war a dox ci diggante Chelsea ak Norwich bu 19h15 jotee lay doon niki démb nag gannaaw ba mu daal di encaissé beneen but ci njeextalu jongante gi doon dox ci digganteem ak Southampton Manchester United daal di nay ñàkk occasion bi nga xamante ni moom moo koy daal di may mu daal di nekk ci 3e place su classement wu championnat d'Angleterre bi entraîneur bu Manchester United nag la mu xamle moom moo di équipe am benn poñ boobu la mérité démb ca Angleterre daañu tàmbali itam fanweer ak ñetteelu bëccëg bi ak benn jongante képp war a dox ci diggante Atlanta Bergame ak Brescia bu 19h45 jotee foofee nag waa Atlanta buñ ci amee ndam daañu mën a dem yéeg ci podiumu Série A. RFM rajo askan wi. soxna Soda Thiam jërëjëf dañuy dikk dal ci xibaar yi mbas mi aju ci Coronews ak soxna Binta Diallo. talaata ji fukki fan ak ñeent ci weeru juillet dafa mel ni coronavirus bi dal na ci kaw 10 ak ñett doomu aadama ci àdduna bi OMS mi ngay artu nee na suñu moywul de feebar bi dina gën a garaaw ci États-Unis ñi am feebar bi mi ngay gën di yokku réew Donald Trump bi am na lu ëpp 3 millions doomu aadama yoo xam ni testé nañ leen ñu positif ci feebar bi bilan bi itam noonu la yokkoo ca Brésil tey jii rek am nañu 200 doomu aadama yu bees yoo xam ni am nañu feebar bi France fekk tey jii ña nga ci seen 14 juillet ci contexte coronavirus waaye itam ci contexte bi nga xamante ni feebar baa ngi fay wàññeeku bu baax loolu nag safaan wa moo am ca Italie ña ngay yokku waaye wàññeeku na ci benn fan bi tey jii bilan bi noonu la yokkoo itam ca Angleterre tey rek am nañu 200 doomu aadama yu bees yu am feebar bi Grande-Bretagne bi nga xam ni mi ngi waaj a signé ak Sanofi
ak GlaxoSmithKline ngir ñu jaay leen juróom-benn fukki million dose vaccin ngir ñu mën a xeex ak feebar bii di coronavirus. tey jii rek boo ko compté Espagne am nañu ñoom lu toll ci 5,000 doomu aadama yoo xam ni am nañu feebar bi fekk ca Chine nag dafa mel ni ñoom maîtriser nañu situation bi ndax amaguñu waat yeneen cas de contamination yu bees. Allemagne lim gi moom daanaka dafa gën a yokku ministre de la santé bi sax mi ngi wax ni bu ñu moytuwul dinañ amaat beneen seconde vague boo xam ni dina dëkk ca réew ma. dikk na nag ba noppi moom ca Portugal bi nga xamante ni amaat na vague bu bees contamination moo tax dogal yi ñu jëloon ci wàllu déconfinement daal dinañ koy dàq ba beneen yoon. ca Mexique feebar ba mi ngi gën di lawit ca Iran. Russie moom réew boo xamante ne tam feebar bi sonal na leen lool naka noonu ca Corée du Sud bi nga xamante ne tey jii rek am na 3 doomu aadama yu bees yu am feebar bi. ca Inde bilan ba musta dellu ginnaaw dafa gën di yokku foofu nag am na 4,000 doomu aadama yu bees yoo xamante ne tey jii rek amaat nañu feebar bi. accélération épidémie bi naka noonu ca Chili ca Égypte naka noonu am nañu cas de contamination yu bees. ca Maroc ñoom ñi ngay wëyal seen déconfinement. ca Algérie naka noonu mu mel ni kon ni épidémie bi di lawee yeneen réew yi ci Europe ak ca Amérique mi ngi lawee noonu itam ci Afrique du Sud nag moo jël pee ba léegi fa la feebar bi gën a tare. réewu Nelson Mandela bi tere na sax jaayum alcool ndax nag ñu ni naanub sàngara gi day yokk lawub virus ba foofa. ca Sénégal itam virus bi bañ na ne du dellu ginnaaw bu jàpp leen 7,000 doomu aadama am nañu feebar bi fii ci réew mi. soxna Binta Diallo jërëjëf ñu dikk dal kon ci reportage bi ñu jagleel wàllu tabaski gi ñaari ayubés des fileek bis bi di tabaski ca Kolda la ñu jëm ak yéen lu toll ci 20 junni xar ya ñu fay xaar la ñu fa gisandi lu néew la Abdoulaye Diallo. ci 20 junni xar yi askanu Kolda di sentu ngir tabaski gu ren gi as tuut xar ñoo yegg seegum fii ci Kolda. ci kaddu Ahmadou Tidiane Balde mooy ki jiite daral élevage bu Kolda. xar yi commencé nañu ñëw ndànk bariwul noonu nag wante ñu ngi ñëw ndànk ñuy jóge Diaobé ay côté village yi daal ñuy jóge Tamba noor côté nord yi bariwul daal waaw Diaobé rek lañu gën a bari ak village yi ñoo indi fi ay xar ndànk xar bariwul noonu d'abord. ngir nawet bi li gën ko bari ci teefanke yi du ñuy yàkkamti yóbbu seeni xar ca bërëbu daral yi. ñëw am na ñuy jóge côté nord ñëw fii indi bi jaay ñoom itam ñëw ko xam nga taw bi ñu xaar ba affaire bi jege ñu soog a ñëw xam nga xar noor yi ñemewul ndox yu bari yi il ñu xaar ba affaire bi gën a jege ñu commencé ñëw indi seen xar yi. njëgu xar yi fii ci Kolda ñoo ngi dikkee li ko dalee 7 junni ba 40 junni. fi mu ne nii xar yi commencé nañ ci 40 000. dem na fii ba 200 000 waaw am na ñu ngi wax fii 200 000 wante mun nañu wàññi 200 000 bi daal 200 000 la gaare dem ba ci 50 000 prix bi daanaka heure bi foofu la toll. par exemple xar benn. boobu ay 180 000. yenn ci jafe-jafe yi tefanke yi di joytu ñooy ñàkkum koppar yi leen banque yi waroon lebal ak jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ngir dem ak dikk ca bérébu daral yi. RFM Kolda Abdoulaye Diallo. yéenekaay yi Mohamed Ndiaye lañu ci àndal. jërë ngeen jëf mboot yi feeñ ci rapport yu ICE inspection générale d'État ñoo xëy di njaaba njàllañ ci yéen kay ñu xëyandool ubbi l'observateur rapport ñeenti at la 2016 2017 2018 ak 2019 ñoom la waa inspection générale d'État boole yëpp jébal ko chef de l'État Macky Sall démb waaye seetlu gi njëkk l'observateur nee nañu moo di la wonniwul yorin wu bon di mal gouvernance njuut njaaje ki nduxum yu rëy feeñete nañu ca rapport ba ñoo ngi tàmbalee ci njumte yu mag te bari yu président Macky Sall def mu ñeel ay décret yu mu fi def te mu jur coow Mary Teuw Niane muy doon ministre enseignement supérieur ya mu defoon te jaadul ma nga ca rapport ba ca délégation générale à la francophonie rapport ba wax na ci juróom-benn fukki milliards ak juróom yu ñu fa def ci entente directe juróom-ñetti milliards yu waa ARTP jox benn opérateur de téléphonie bu nekk ci réew mi ne don la maanaam ndimbal ba ci millions yu bari yi maire bu Kees Tall si la dépense ci budget rapport ya wax na ne doxalin yi tegawul ci yoon Vox Populi nañu ci otoy état bi it rapport ICE yi feeñal na ci ay njuuj njaaj yu bari benn ca moo di ci atum 2018 dañu ne woon juróom-ñett fukki wata la ñuy commandé ngir état bi waaye ba ñu demee ba ca
cëppaandaw la juróom-ñetti téeméer yi wata ak juróom-ñetti fukk ak ñaar la ñu commandé borom daraja yi ci état bi aaki moo wata ye yii ñu war koy dawal ya ca des ñu aale ko lëkkut jënañu ICE di inspection générale d'état gi ne woon tekk ñeenti at kenn dégg ko fenn bu doon lu ñu quarantaine la ñu ne génn nañu ca quarantaine ga laas yi ne kay ne ko ba sule ay mbóota ki léexóor yu bari yu am ci administration Sénégal le témoigné nañu muy état bi di ay banqaasam bari na seeni rëq-rëq yu feeñ ci rapport yi waa inspection générale d'état jox démb président de la république yéene kay bi bind ne muy maire yu mag yi di hôpital yi descos feera ba ca daji ministère yu bari ci réew mi seenub der setul ca rapport ba fa jëfi yuqu njuur yeeg tappale yeeg njuuj njaaj yi ëppee nag moo di ci rapport 2017-2018 rawatina ci 15e sommet bu francophonie bi ak ci aji màkk ak 2020 gi rapport 2016 2017 2018 ak 2019 bu inspection générale d'état libération xëy nañu jukkil ci xëtamu njëkk ñi gën a xolli guna ci rapport ba tappale yaa nga tàmbalee ci ARTP mi yëkkati juróom-ñetti milliards jox ko waa Expresso ci li ñu xamul ana fan la ko teg ANSRA mi dépensé 891 millions 208 mille ci lu àndul ak benn justification charge à l'essier ak scandale gu réy gi ñu defal Pedro Diouf ci ab contrat marcheb gere bu toll ci juróom-benn fukki milliards ak juróom yu teg juróom-benn téeméeri millions bu am ca délégation générale à la francophonie Sapito bu ñu ne dañu koo jënd ci 406 millions te ba léegi kenn gisul Sapito ba Richard Athias mi ñu enrichir ci li tegul fenn waa ji jiite woon Aprosi te al boppam ca kër ga 274 millions jënd ci ñetti villa de fonction boole kook indemnité de logement bañ ko daan jox rapport ba feeñal na it juróom-ñaar fukki doomi aadama ak juróom-ñett yu ñu ne ci ministère de la culture la ñuy liggéey te ba léegi kenn xamu leen ñeent fukki millions ak juróom-ñaar ñu sàkkal pexe ci ay études fictives ci ministère enseignement supérieur ci jamono ji ko Mary Teuw Niane di jiite ndimbal li ñu jagleel artistes yi ci réew mi jël nañu ci ay millions yu bari ngir neexalee ko benn organe de presse bu nekk ci réew mi ki xadd kaaba gi ci wax ji nag libération nañu moo di ministre de la république bi nga xam ne bi ñu ko wàccee dafa yóbbaale ñetti véhicule de fonction yu ñu ko joxoon bi ñu ko waxee mu ne da leen a fàtte woon a delloo ñu dellu ci dem gi président Macky Sall demoon démb ca Tiwaawoon Soleil national moom la xëy xamal ñu ne njiitu réew mi dafa jaale ji woon xalifa général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ginnaaw làquk Pape Malick Sy kàdduy seede yëfa président national yëkkati Soleil national xëy na ko tëral ci xëtamu njëkk mu di li mu xamal xalifa général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ne Serigne Pape Malick Sy mi nelaw li ko waroon ci ak dundam matal na ko suur suwaa nañu waaye mu Macky Sall ay noppam riir nañu loolook loolu démb ca Tiwaawoon témoigné nañu xalifa général des Tidianes moo sàkku ci président Macky Sall mu wax waa réew mi liy dëgg ci feebaru coronavirus bi Les Échos nañu Serigne Babacar Sy Mansour yamu ca wax na waa réew mi ay dëggam ci coronavirus bi nee na leen dañoo war a bàyyi xel ne feebar bi mbir la moo xam ne bu ñu ko sàgganee mu sànk ñu Vox Populi nañu Tiwaawoon sàkku na ci njiitu réew bi Macky Sall mu gën a taral mesures yi jëm ci xeex coronavirus bi bu coronavirus bi day rey nit ñi di rayante ci seen biir fu Sénégal jëm L'Observateur mi ngi ñuy xamal ci xëtamu njëkk benn dawalkatu sareet bu ñu naan Baye Zal Mboup beneen waay bu ñu naan Ablaye Diouf ñu gën koo xam ci dawul xare moo ko rey paaka la ko jam mu faatu moom waa ji def loole di dawul xare L'Observateur ne nañu ba mu ko defee bu nuppi bu dawul woon kon tey ji kenn waxatu ko ne aw yaramam fekkewu ko gaa yi ñoo ko duma ba mu mujjee urgence journal Source A nañu Baye Zal mi dawul xare jam paaka ba mu jaada ca faatu ab dëkkam la bëggoon a dem ngir waajal nawet bi dem bay gis-gis lu aju ci yéenekaay jërëjëf Mohamed Ndiaye moo ñu ko doon jàngal ñu dikk nag daal ci gis-gis muy point de vue ni ñu koy amalee saa su ne ci digg xibaar yi digg njoloor gi ñu ànd ci yéen ak yéen ponk bi ñuy waxtaane nag di lu aju ci wàllu rapport yi nga xam ni IGE génne na ko te daanaka ñu bari ñu joxar bi leen ci ak jalgati goo xam ni jalgati nañu ko lenn ci alalu réew mi ci noonu dinañ ci ànd ak Abdou Aziz Diop nekk coordonnateur adjoint bu forum civil bu fekkee jàppandi na maa ngi leen nuyu Abdou Aziz. maa ngi lay fay Pape Ngagne di nuyu auditeur RFM. waaw mu mel ni IGE génn na ay rapport dégg nga rapport yi ban jàngat bu njëkk nga ci mën a def. waaw Pape peut-être leeral comme ni ma ko waxoon sànq ak Souleymane rek au niveau du forum civil. càmbaraguñu maanaam instance bi la structure mais man. dëgg la personnel en tant qu'acteur de la société bi laay wax donc. ci sama xalaat li jàngat bi ci njëkk am d'abord dañuy rafetlu même su dee am na yeex rapport yi nga xam ne publié nañ ko rafetlu aussi peut-être contenu am na lu ñu ci jotee jàngat. aussi saluer le travail de l'IGE parce que ñu fa nekk ñu xereñ lañu ay doomu réew mi lañu c'est la crème presque de l'administration. donc lii peut-être liñ ci njëkk a jàngat mooy rapport yi baax na. mais ban jeexital lay am parce que bu ñu fàtte ni Cour des comptes génne woon na ay rapport jamono yële paas. président amoon ci lu ci jëloon. mais dafay taxawal commission pour càmbar ko. rapport yooyu rapport OFNAC yi donc rapport baax na mais njariñ bi ak la suite recommandation yeeg jalgati yeeg ñi nga xam ni tey peut-être teg nañu ci yoon loolu lépp. loolu lañ ko defee parce que dañoo ci contexte boo xam ni contexte su pandémie la muy Covid bi.
mais fekkoon fi beneen jàngoro boo xam ni tey ñun dañ ko tuddee cancer ci forum civil cancer lan la mooy corruption mal gouvernance dafay yàq économie da koy lompañal mais dafay yàq aussi ay valeurs donc ñaari feebar yooyu su fekkee ni ñëw na lii ñëw war na ma nekk tey opportunité historique pour ki nga xam ne mooy njiitu réew bi nga xam ne moom lañ jébal rapport bi parce que recommandation lañu moom am cëggal guy bi comme ni ñu ko mën waxee pour yéene ba mu amoon le 3 avril 2012 si gouvernance sobre et vertueuse teg ci réew mi ci yoon tey occasion yi nii pour que rapport yëpp liñ ci teg su dee ay jalgati la yoon def liggéeyam su dee aussi ñoo xam ni tey jalgati wuñu parce que il faut ñu changer les paradigmes réew mi lu bon rek la ñuy weer mais nañuy weer yu baax ni parce que ci biir administration bi ci biir agence yi ci biir direction yi am na ci ñoo xam doomu réew mi yoo xam ne ils sont intégrés ñooñu aussi nañ leen fësal. d'accord je pense que les deux sanctions doivent être combinées. positives comme négatives. d'accord Abdou Aziz ma dellu si waat ci yow Elimane Kane bu ONG Lex Africa donc yaakaar naa ni moom itam jàppandi na ci téléphone bi Elimane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. waaw Elimane ban jàngat nga mën a def ci rapport yi nga xam ni IGE génn nañ ko. waaw rapport yi dafa génn dajale ay at yu bëri. donc parce que li ñu waroon génne woon noonu. te ñu naxar woon ko bu baax. waaye dafay ñëw wane ni alors ni nga xam ne ni moom la ñuy saytoo suñu alal ñun waaye sénégalais yi yéeme na doy na waar. te rapport yi ñu wane tuuti la ci lépp li nga xam ne moo fi nekk ci ministère ak ci ay services ak ay collectivités locales yoo xam ne ni ñu ngi ci jokkar bi ak ci jalgal bi. parce que ba at bu ne IGE tuuti rek la mën a jukki dem def fa mission waaye boo gisee rapport bu si ñëw nuroog moromam wala mu yées ko moo lay wan ne tout simplement jokkar bi ak jàllal bi nga wax dafa di feebar bu law ci biir dëkk bi daanaka foolaal mu nga fa te tey jii ñuy lire rapport yi ñoo ngi gën a continuer di teg ay actes yi nga xam ne mooy mel ni actes yi nga xam ne tey rapport yi wane nañu ko pour wane ne mbir mi lu yéeme la doy waar la yoo xam ne dañ ci war a taxaw. d'accord te itamit jàngat bi mooy ñi nga xam ne ñoo yor responsabilité yi mu commencé ci président de la République jëm ci ay ministres am ak ñu yore service yi ak ñu yore mairie yeeg mairie yi communes yi ñoo ñëpp seen responsabilité ci biir askan bi moom la rapport bi feeñal. d'accord mais rafetul. donc vraiment war xaar nañ ci taxawaay boo xam ne d'accord mu ngi jóge d'abord ci président parce que moom liñ ci njëkk a xaar mooy sanction administrative yi. moom moo yore boobu doole. waaye itam mën nañu rafetlu le fait que mu rendre ko public te bu ko neexoon du ko def loolu itam yaakaar naa ci transparence la bokk xëy na. déedéet loi bi. rendre public bi c'est obligatoire. loi bi institué cour nu mu tuddati inspecteur des IGE. général waaw d'État. waaw moo leen ne chaque année. dañuy def rapport jébbal ko président bi ba pare publier ko. ah d'accord mais lan moo ci indi déclassification nag lan moo ko ci indi. mu ne. lan moo ci indi déclassification ci rapport. waa xam nga dafa am parce que IGE moom dafay def rapport de gouvernance et de reddition des comptes mais moom du publier rapport d'enquête yi ñuy def directement loolu aussi problème la parce que normalement yëpp dañ ko war a publier. donc waru am yoo xam ne dañ koy denc comme ni ñu gisee di nga wax rapport mairie Dakar bi ba tey xamuñu ko. alors que loolu dafa war a génn effectivement parce que loi bi loolu la wax mais ñoom dañuy seppi rek def rapport sur la gouvernance et la reddition des comptes. ok nee nañ sax rapport pédagogique la. ñoom liñ ci gën a gis mooy naka lañ ci jàngalee nit ñi pour ñu changer. mais loolu doyul Sénégalais bi dafa am droit à l'information. d'accord war nañ ko wax lépp li xew ci biir. d'accord Elimane dinaa ñëwaat ci yow Abdou Aziz Diop Elimane wax na ko rapport yi dañu tegale daanaka ay at yu bari ndax noonu nga xam ni du ñu respecté rendez-vous yi ci rapport yi est-ce que loolu itam bu ñëwee du indi pëccëxoo boo xam ni dafay tax kenn du xam lan mooy lan ba fi muy mujj mooy fi rapport yëpp mujj est-ce que bu fekkonte ni doon nañu respecté rendez-vous yi annuellement est-ce que doonul woon gën parce que loolu itam lu am solo la suma juumul. déedéet loolu li nga wax loolu mooy li am rapport yi c'est des rapports annuels lu ñu war a génne la mais comme li situation peut-être dañ ko jàppe ni situation exceptionnelle la parce que muy Cour des comptes mu IGE indi nañ ay arguments peut-être assez objectifs mais yaakaar nañu ni tey lii dootu fi amati mais pour ñëwaat rek Pape fii gis nga man yaakaar naa ni li ñëpp xam wax ci tuuti doy na mooy ñëpp xam nañ que ni tey mal gouvernance impunité mi ngi fi léegi nag nan la ñuy def
pour jóge ci loolu je pense que tey énergie bi foofu lañ ko war a jëmale surtout ci fi ñu jógee ñu ngi nekk ci plan de résilience mbas mi ñëw daal di bouleverser lépp ñu jëm na ci ay incertitudes parce que fi ñu jëm guddi gu bët setagul xamuñu li xew ñu nekk ci programme de relance de l'économie donc loolu pour mu mën a réussir ak émergence yi ñu wax lépp il faut que réew mi teguwaat ci njub parce que li ci nekk wax ji yëpp mooy man damay wax toujours ne ku war a lijjanti waroo lëj Sénégal nag souvent ñi ko war a lijjanti ñoo ko lëjal parce que ñi ngi ciy cité ñëpp soo ko xoolee ñoom ñoo nekk aux commandes et li ci réew mi doy waar mooy lan dañu amoon administration boo xam ne y avait de grands commis de l'État ñoo xam ne dañ daan servir État il ne se servait pas de l'État mais léegi li ci am ay politiciens ñoo xam ne amuñu benn background amoo éthique amoo compétence amoo patriotisme mais ñëw nag dafa mel ni Achille Mbembe waxoon l'État est le lieu du repas léegi yamuñ ci lekk dañuy lekk seeni ñooñu lekk te li ci graaw mooy du mujj fenn beneen mbir bi mooy feebar bi am na jàngoro xam nga Covid bi amul saafara ñu ngi naan pandémie mais bii ñuy dugg comme ma naan cancer muy mal gouvernance corruption jàngoro bi mooy jubal njiit yu jub dirigeant yu jub képp koo xam ne jalgati nga ñu teg la ci yoon ka sàcc ginaar ñu denc ko ka sàcc tey ay milliards parce que milliards la jekku parce que budget la jekku c'est des bandits à col blanc c'est le terme qu'il faut parce que loolu mooy wax ci réew yi nga gis ñu développé yëpp dañoo teg lébi ci njub ak ci sanction sanction ñu bon ñi ñu baax ñi tamit ñu sanctionné leen positivement mais malheureusement li ñu ci gis yenn rapport ñenn ñi gis nga tey fi ñu mujjee donc je pense que pour li nga wax nii rek dañu war a fexe daal ba revenir à l'orthodoxie d'accord surtout pour contexte bi na nekk opportunité pour réew mi jóge fi décoller ba faaw surtout si wàllu valeur d'accord Elimane mu mel ni ci routine la ñu nekk nag xam nga rapport yi bu génnee nii la rek la presse ñiy wax fii ñiy wax fële yéen société civile ngeen commentaire ci en général loolu mooy amaat déwén mooy amaat ñetti at rek mais loolu est-ce que mënuñ ci am solution walaay wax nga dëgg Pape gis nga sànq bi ngeen ma woowee dama ne xanaa ñu waxati li ñu waxoon ay at yi passé mais lii moo fi nekk mais il faut que askan yi taxaw ci parce que gis nga xoolal tey jii nii ñëpp a ngi jóg naan Covid bi ñu ngi compté ñaata 150 morts mais ñoom day nekk ci rapport yi mais li mu rey ci nit moo ëpp 150 yooyu parce que da ngay gis ay milliards yu waroon dem si ay hôpital xoolal am na benn rapport boo xam ne mu ngi traité ay établissement de santé publique yi mais alal bu ñuy détourné mu waroon dem pour faj ay nit àggu fa ba nit ñoon di dee loolu ñun foog ñu liggéey si pour xayma ko loolu doy na waar nit ñi dee ci loolu moo ëpp ñuy dee ci njombe gi kiiwu Covid bi kon nit ñi si taxawee jéem a aar suñu bopp noonu la ci askan war a taxawee pour aar suñu bopp ñi nga xam ne ni ñu ngi jël suñu xaalis di ko jalgati arrêté ko parce que fi mu toll nii jéggi na dayoo dafa law ci dëkk bi te amul ay mesures comme ni ko Abdoulaye si waxee impunité bi fi nekk moo tax nit ñi gën a ñemee mbir mi parce que bu dee da ngay def njombe tey waaw ñi ko fi defoon daaw dara fekku leen ci waaw dañ leen di sax joxaat ay yeneen poste yu gën a neex waaw mu ngoog c'est ça ñu nekk fi di yaataa yumbe mu ngoog waaw mais loolu nag ban message la ñuy joxe peuple bi loolu nag mooy affaire bi foofu laa yaakaar ne daal am na suñu élite politique boo xam ne ñoom dañu fayir ñoom daanu nañ bu yàgg ñoom dañoo waaw affaire bi àdduna da leen a mën d'accord Elimane ci des ci askan wi nag waaw nga xam ne ni ñoo war a taxaw seeni doom ëllëg waaw ñoo war a organiser wu pour li mën ci d'accord Abdou Aziz yéen waa forum civil wax nga ni dajeegoo leen ci waaye nag war ngeen ci mën a am taxawaay yéen itam war ngeen mën a xool rapport yi càmbar ko am ci aussi ay plan d'action yoo xam ne dina war a mën a tax au moins nit ñi mën ci gindiku xanaa incha allah mais xaaruñ sax xam nga ñun soo xoolee samedi bi passé journée africaine de lutte contre la corruption bi ñu xoolee ni Sénégal ñu ngi ci zone rouge depuis ñetti at génn ci 45 points depuis 2012 ba léegi ñu gis que ni avancé woon nañu jóge 36 points yi ñëw 45 mais tak ñun dañoo yàgg a nekk joxe ay recommandations pour jàll jubbati bi ñu mujjee génnee keroog si déclaration bi dañu ni CREI yi boobu ñu amoon boo xam benn rek la topp boobu ba léegi nañ ko def PF c'est-à-dire benn xam nga cour de répression des infractions économiques et financières gën a dooleel la justice parce que réew mi yëpp loolu mooy wax ni parce que li ci doy waar par ngaj damay jël ay chiffres yu ndaw rek xoolal ak ministre Abdoulaye Daouda Diallo bi mu mujjee assemblée en décembre nee na 2012 ba 2019 état bi dépensé na 119 milliards ci wàllu oto rek le président jëloon mesure ne oto yu bees dootuñu ko jël mais 2000 ba 2019 500 milliards la ñu dépensé ci oto 40 milliards de carburant par an te ay oto yoo xam ni doon ay oto de fonction ay oto ay nit a koy jël desul na ko ci rapport bi feeñal na ko ñoo xam dañoo bañ a delloo seen oto cela veut dire pas dafa bari góom bi dafa law mais man gëm naa ni am na saafara mooy saafara bi mooy tey li ñuy wax rongo ñu bàyyi loolu mooy suul cëree bu tendance bi inversé wu askan wi taxawaat surtout def vigilance citoyenne ba pare nag réforme yi nga xam ni tey ñu ngi koy jël
ñu fexe ba jëmmal ko en tout cas ñun société civile comme ni wax dinañ continuer sensibilisation. mais dinañu continuer aussi fekkee ni tey autorités yi tegu nañ ci yoon ñu yore tamit. parce que loolu rek mooy suñu kii. fexe ba guerre bi dellu ginnaaw. bonne gouvernance taxaw réew mi jóge ci soxali ko ba faaw. d'accord mais Elimane muy Cour des comptes muy OFNAC ñoom ñëpp seen i rapport daanaka fàtte nañ ko est-ce que jàppaloo ni IGE itam foofu la ñuy mujj ak ñoom rek. waaw rapport yi rek ñu ngi fii xam nga kenn du ko fàtte ok xanaa dañoo am moyen rek ñi nga xam ne ñoo fi nekk war a dem ba mu sës ñi nga xam ne ñoo def njombe ñu dem leen sanctionné. d'accord ñoom ñoo deful seen liggéey. jërëjëf. waaw gis naa président def Twitter. mu naan auto ci nañ def introspection. mais moom d'abord arme bi mu yor. moom mi ki nom poste civil et militaire. na wane ni am na volonté régler problème bi. d'accord comme ça après ñeneen ñi aussi def seen introspection. d'accord. merci beaucoup Elimane Abdou Aziz yow itam jërëjëf kon mu nekkoon point de vue gis-gis tey ñu jagle leen ko wàllu rapport yi nga xam ne génn na te inspection générale d'État daal di koy def bari na ci ay këru liggéeyukaay yoo xam ni dut nañu leen baaraam ni am na lu ñu jalgati ci seen doxalin ak ci àlalu réew mi ponk boobu lañ doon waxtaanee yemoo mbokk yi ak fi ñuy tàggoo ak yéen mu nekkoon xibaar yi digg njolloor gi ak rajo Futur Média Abdoulaye Diop mu nekkoon ci xarala gi Pape Oumar Diaw mu ñu doon jàppale ci réalisation xibaar yi ñu leen di jox daje incha allah ci beneen jotaayu xibaar bu ci yàlla andee jërë ngeen jëf. Choisir votre gamme de soins corporels, c'est très facile. Les laboratoires Alphée Paris ont conçu pour la beauté